waaw initiative bi moom dañuy def lu dul ñu rafetlu ko parce que loo gis lu baax rek rafetlu ko moo ci topp Zahra nag li mu def ni xamu ko yàlla lañ koy bàyyee mais bu ñuy remercier toujours est-il que lu may wax la Zahra ak équipe bi la ñuy remercier Zahra rek à elle seule elle peut pas réussir cela donc on remercie et Zahra et l'équipe ak initiative bi yàlla na jëm kanam parce que dimbale ay tout tànk loolu moom yàlla moo lay fay waaw am alaxira am aduna waaw macha allah. nan nga gisee choix lu tax le fait que mu jël daara yi. waaw choix bi c'est rien d'autre que parce que moom la visé mais xam naa ne pour l'instant lay doon suba incha allah bëgg nañ mu visé lu raw xale yi kese visé ñeneen ñi ñu diminué yi ñoo xam ne ñu ngi am vis ñun ñëpp bëgg nañ mu visé leen suba comme tey xale yi lañ visé te loolu moo tax lii mu war a génn pour ñu xam ne mu ngi jàppale xale yi suba bëgg nañ mu law mu ëpp fii ba mu jàppale ñeneen ñu dul xale yi. waaw ñëpp ñu nekk ci situation boo xam ne war nañ leen jàppale rek yàlla nañ ko yàlla taxaw ba ñu jàppale leen incha allah. waaw sant yàlla bu wér d'abord di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw initiative bu rafet la ndax tey almuude yi xëy na ñu bëri bàyyiwuñu leen xel mais dañoo bokk suñu suñuy rakk lañu voilà am ñoo xam ne suñuy gerbaat lañ. donc boo jigee pour jàppale leen borom bi rek moo ci am fay surtout ci weer mi ñu nekk weer bi nga xamante ni borom bi nee na moo koy fayal boppam te am na ñoo xam ne ñu ngi seen kër xëy na di lekk di naan souci wuñu ci xale yi sonn donc bu ñu jëlee initiative bu toll nii dañuy boo jël ndog bokk ko almuude yi taalibe yi nga xamante ni ñooy dooni ëllëgu réew mi waaw sant yàlla rek waaw. lu tax ngeen tànn taalibe. waaw dañoo jàpp ni comme niñ ko waxee benn couche ci population bi nga xamante ni. ëllëg ñooy dooni mag ëllëg te tey ñoom ñooy dooni suñuy futur oustaz suñuy futur imam ci diine bi ñoom ñoo ko fii taxawal te ñoom lañ yaakaar ci ñoom pour diine bi jëm kanam incha allah. waaw Zahra sant di ko sant rek ndax ku jóg ngir def rek ngir yàlla li ñu naan social waaw amuñu lu dul sant ko ñuy dolli di ko sant ba noppi. jéem a am taxawaay engagement bi mu am ñu def tout ba am engagement bu ni mel incha allah ñaan nañ yàlla comme du doon c'est-à-dire li yem ci almuude yi rek mais dafay tasaaroo ba ku nekk ku soxla ndimbal rek luñ ci mën incha allah dinañ def suñu kéemtalaay kattan muy mag bi muy ndaw li muy góor bi muy jigéen bi képp ku ci am lu la métti rek boo ñu ko tiisee dinañ def suñu kéemtalaay kattan incha allah ba mu faj. di ko rafetlu rek donc c'est une très très belle initiative parce que tiyaaba bi nekk ci layal ku wóor ba ngoon dafa rëy yonent bee ko wax donc moom bu amee xel def ko déjà c'est une très bonne chose waxatuma laak nag mu ne xaar ma yóbbu ko ci daara parce que on sait que ni fii ay xale yoo xamante ne ñoo fi nekk nekkuñu ak seen i waajur seen sëriñ lañ nekkal te sëriñ yi xam nañ ne matewuñu pour mën a toppatoo ndongo yi fi nekk yëpp donc initiative yu mel nii bu doon am chaque jour rek je pense que ne
li ñuy waxtaanee donc taalibe yi jafe-jafe yi ñu am je pense que dina wàññeeku et puis Zahra c'est une battante je le dis tout le temps que ne ñi nga xamante ne dañuy feeñ tere am image yàlla di leen booleeg ay nit yu baax lii lañ mënal askan wi parce que aussi askan gi bëgg gi ñuy bëgg ak fi ñu teg en retour foog ñu am lu ñu leen di defal je pense que hormis liggéey bi ñu liggéey ci télé bi wala série yi ñuy def lii lañ leen mën a defal di ko rafetlu rek moo tax ñu ñëw teewee ko tey ça fait plaisir. d'accord bon loolu laa la bëggoon laaj sax li tax nga ñëw. waaw mais comme que tontu nga. waaw li tax ma ñëw donc ñu mel ni yow. waaw li ñëw si affaire yi dafa bëriwul daal. dëgg la te nit ñi dañ koy soxla. bah écoute ñun def nañu daara donc gis nga sànq benn moment maa ngi toog fële di xool xale yi absenté parce que je me suis souvenu de beaucoup de choses bi ñuy nekk xale di dem daara au tout le temps même bu dee ñun sax nekkuñu woon daara à 100% dañ daan dem daara delluwaat suñu kër mais on a fréquenté nañu ay taalibe te xam nañ li ci nekk et tout ça déjà doom bu sori waajuram rek dafa metti donc moo tax sànq ma ñëw et puis c'est un plaisir Zahra suñu xarit la suñu jigéen la bu ñu woowee ci yu mel nii xam nga kaay am tiyaaba ku la ci woo je vraiment desalatu la dara donc invité nañu et c'est avec plaisir que ñu ñëw te fu mu dem dinañ ko ci toppaat incha allah merci. bismilaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyu kenn ku ne ak suur ak sant yéen ñëpp mais li ngeen def rafet na trop mais ñi ngi koy kontaan bu baax a baax même daal li si ma tax ñi ngay yokk ñaan daal léegi mooy li ngeen bëgg daal li ngeen ko yàlla na ko yàlla may rajo bi xam nga télé bi sa kanam ca kaw ca kanam ñi koy séntu bu baax léegi rafet na moom ok kontaan naa bu baax. waaw ñaan na bëri na. nekk nga ba suuf. waaw. looy ñaanal borom Zahra. mu gudd fan ànd ak wër. aw xaalis bëri. ñu ngi kontaan si yéen bu baax ndax li ngeen def rafet na kontaan nañ si yéen bu baax ndax lii yombul waaw lu yem ni daara ngeen di ki jox yi ñëpp lekk loolu dara fayut ko waaw ñun daal dañoo kontaan ba xamul li ñuy wax ñu ngi leen di remercier bu baax bëgg nañ leen li ñuy ñaanal Zahra si kaw sa kanam rek mu yàgg di ko def rek yàlla may ko wét ak wérle merci. waaw dañuy sant yàlla di wax alhamdulilah ndax lii lañ ci bëggoon jox xale yi ndogu jàppale xale yi comme fii nii Sénégal kenn ku ne xam na ne les enfants de la rue étant la couche la plus vulnérable du coup bu ñu jëlee suñu objectif visé ko ci xale yi loolu sant yàlla la di ñaan yàlla rek combat bi nga xamante ne moom lañ nekk nii di mëne yàlla jàppale ñu ba ñu yeggali ko incha allah. lu tax ngeen tànn daara yi. waaw parce que comme ni ma ko waxee sànq rek xale yi dañoo vulnérable donc. jàppale xale yi ñun moo ñu tax a jóg kon bu ñu ñëwee ciblé daara yi sant yàlla rek. lan nga wax ci Zahra Children. ak Zahra. waaw Zahra moom amuñ fayam vraiment parce que déjà ñëw rek indi idée bu mel nii pour jàppale xale yi dans le social loolu sant yàlla la ñu ngi koy remercier bu baax di ko ñaanal yàlla li nga xamante ne moom la sumb ci bismillahi rahmaani rahim mu yeggali ko ci alhamdulilah di remercier team bi yëpp parce que ñëpp jàpp nañ ci kenn ku ne bay nga ci sa waar daal sant yàlla. boo leen ma gisee ni ma solo nii marqué que j'ai pas votre tenue parce que bu ma amoon comme seen maillot bu reetaan sama tenue day yow bon voilà bu ma amoon maillot damay def maillot ma def comme ni ngeen di def et aussi bu ma sañoon damay ñëw benn guddi je passe la nuit ici ma mën a xam carrément li nga xamante ne yéen a ngi nekk ci kuréel gi c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, on est là, on essaie de voir comment nous allons gérer, on essaie de voir comment nous allons faire pour que yéen coono bi ngeen nekk di ko dund ci àdduna mu mën a tëj. Comment nous allons faire tey jii seen daara bi mu nekk kër boo xamante ne day mel ni kër comme kër yëpp parce que neexul ci xol on vous voit ngeen dënd ak benn étage ngeen di nelaw foo xamante ne tey amoo leen sax des matelas yoo xamante ne c'est confortable neexul ci xol c'est pas évident aussi ñiy gis suñu waroon rek yi à chaque fois ñiy feebar di génn ci tali yi di yalwaat ba tey di leen tël te gisuñu seeni waajur dafa métti donc lépp lu ñu nekk di def on le fait pour amuñu dara le peu qu'on a il faut seen ay kaamil le peu de kaamil bi nga xamante ne moom lañ am le peu de kaamil yi nga xamante ne tey jii peut-être mën ngeen ci jàng mën ngeen ci servir pour suba indi nañ ne li nga xamante ne ñun am nañ ko. ñu ko mën a taxawee waaye defuñ ko yéen bu ko seen xel dajee ba ngeen mën di ko def loola dañ leen koy santé di leen ko gërëm te di leen ñaanal yàlla fa tabarakallahu
ndax itam ñii ay tuut tànk leen gisuñ baay gisuñ yaay su fekkee ab soxna ñëw na wala ay góor ñëw mën a nekk seen bay kii mën a nekk seen mère fa tabaarakallaahu dañ leen di gërëm bu baax di leen sant su ko defee ndax niw doole rek moo leen fi tax a ñëw ak seen sëriñ su ko defee lañ bëgg su fekkoon am nañ ko dañuy toog fañ nekk rek di defar seen njàng macha allah su ko defee kon comme ñàkk ko moo tax ñu ñëw fii buñ gisee ñi leen ko indil rek dañ leen di sant di leen gërëm fa tabaarakallah te di leen ñaanal yàlla xam naa dañ koy bàyyee yàlla rek macha allah fii moom wa ma tunfiqu min shay'in yuxlifuhu llah lépp loo xam ne ni dépassé nga ko ci yoon yàlla bu yowmal xiyaamee da nga ko jot te booba nga koy gën a soxla te foofa ñu ngi la ko dencal du max du lakk te du réer fa tabaarakallahu su ko defee xam naa xolam moo fees macha allahu ñu ngi jégalu bu baax ci coono yi nga xam ne ni daj ngeen ko ci di kontaan ci njëriñ yi nga xam ne indi ngeen ko ci yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu leen. Avant tout damay santaat yàlla bu baax parce que franchement damay xam ne doomu aadama am ñaanu waajur rek moo am importance parce que tey li ma gis ça m'a plu un peu, je l'attendais pas vraiment mais nag alhamdulilah la ñu mën a wax ñu gërëmaat aussi suñu waajur bu jigéen bu baax a baax mënuma laa j'arrive même pas à exprimer ce que je ressens parce que ba samay rongañ di wàtt man xaw ma woon sax ne dina génn parce que franchement depuis ce matin nit ñaa ngi fii ñoo ngi nekk ci activité yi mais bañ demee ba gis li nga xamante ne xale yi moom la ñuy dund sama àdduna daal dafa xaw a tukkee franchement mooy loolu. waaw bon sentiment bi ma am ci xale la parce que depuis que ba ma nekkee xale j'ai toujours rêvé de social di dimbali doomu aadama et puis awma amour di gis aussi ay nit ñuy nekk dans le besoin surtout xale ak xale nu mu mel xale nu mu fragile ba mu ñëwee ba gis sànq yenn xale yi seen kanam yi ak ñi nga xamante ne ñoo ngi feebar et tout donc dafa am lu ma xam ne daal yàllaay Karim parce que man bu ma xëyee dinaa sangu ñoom tu sais pas combien de jours la ñuy toog du ñu sangu nekk ñoog seen i waajur man bu ma xëyee chaque jour naa solu romb leen ñoom bu ñu xëyee ñoom ci tali bi donc automatiquement man dama comparer sama vie ak ñoom ma xamante ne daal àdduna du dara c'est ça qui m'a fait pleurer vraiment. voilà lu tax ma tànn daara parce que pratiquement mën nañ ne ñoom ñoo gën a nekk dans le besoin parce que sànq boo leen gisee à travers nu ñuy dundee ak seen sëriñ lu mu wax nga xamante ne des fois à doomu aadama yi ñoo ngi def social mais duñ ko jox ñu ko yelloo te pour man carrément nit ki boo jógee pour dimbali ay doomu aadama da ngay xool ki nga xam ne kii moo jara dimbal nga dimbali ko te ñoom dañoo jara dimbal en fait dañoo jar ñu dimbali leen dafa jar que ñu tàllal suñuy loxo ñu jàppale leen daal parce que ñoom franchement soxla nañ ku leen dimbali vraiment. ban appel ngay def ci sa moroom acteurs yi nga xam ne jot nañ leen xam bu dee as lan nga leen di voilà man li ma leen di wax rek mooy que ne ñu xam ne image doomu aadama bu nekk am na lu mu ko war a mën a utiliser pour dimbali beneen doomu aadama c'est ça l'objectif de Zahra et puis c'est ça l'objectif de Zahra Children. C'est pas question seulement pour Ramadan bi mais xam naa sax après Ramadan parce que projet bi dafay continuer ñoo ngi waaj a dem aussi ci li nga xam mooy orphelinat yi pour jàppale xale yooyu nga xamante ne seen waajur yi dañoo génn àdduna donc muy acteur muy képp ki nga xamante ne rek suñu borom may na la lépp boo xamante ne mën nga ko dimbalee ay nit rek maa ngi lay ñaan nga dem nga dimbalee ko ñi nga xamante ne dañoo nekk dans le besoin franchement. Sama dernier mot je remercie toute l'équipe de Zahra Children. man mënuma lim parce que bu ma limee damay juum mais depuis si suba ba tey ñoo ngi bàyyi seeni activité te avant tey suba sax ça fait une semaine ñoo ngi bàyyi seen activité dañuy ñëw génn wàcc ci tali bi di jël ay pot di ket pour ñu am tey di li nga xamante ni moom lañ mën a satisfaire xale yooyu noonu xam nañ ne xem nañ ko trop parce que dafa luñ leen dara mais gis nañ si ñoom beneen image tey jii parce que boo xoolee heure ndogu da nga daan génn ci tali bi di leen gis ñuy mbëkkanteeg nit ñi pour am lu ñu lekk tey ñu ñëw fekk si leen jox leen ko am na leneen lu benn différence bu am daal man daal maa ngi remercier ñëpp franchement mënuma daal wax merci nag bon et à la prochaine merci beaucoup.